cette période hivernale, la commune de Keur Massar change complètement de décor. Les eaux de pluie, mélangées aux eaux usées, envahissent les quartiers, plus particulièrement le cité Castor Sotrac, où l'accès est quasi impossible. Malgré cela, Serigne Mansour Sy Djamil, avec un calendrier très chargé, a fait le déplacement pour compatir avec la population qui vit actuellement sous l'eau. Trouvés sur place, nous les avons tendus notre micro. Trouvés sur place, nous leur avons tendu notre micro. yàlla lii moom mbégte la ndax dañ la daan dégg wax dëgg yàlla di la gis ci télé yeeg yooyu tey boo ñëwee fii fekk suñu mbégte la wax dëgg yàlla ba pare ngay sunu sëriñ nag ah wax dëgg yàlla lii moom sant rek la ñuy def wax dëgg yàlla nga ñëw nag pour nemmeeku suñu tolof-tolof yu ñu nekk wax dëgg yàlla moom amatul nañu wax di la ñaanal gudd fan ak wér dëgg yàlla am nañ ci yow kontaante bu baax lii moom mooy doomu aadama bu nekkee ci tolof-tolof nattu wax dëgg yàlla ah nga ñëw nemmeeku suñu wax dëgg yàlla sëriñ moom lii rek la mënal ab taalibeem lii la mënal gox bu mu dëkk lépp wax dëgg yàlla siyaar nañ la sant nañ la di la dalal jàmm di la dalal cité bi nag mi ngi nii wax dëgg yàlla daf ñoo bett lool nag moo tax waaye mbooloo bi ëpp na lii wax dëgg yàlla daf ñoo bett lool de wax dëgg yàlla daf ñoo bett ndax léegi la gaay yi léegi lañ fi nekkoon sax dañoo añi ji xam nga rek ndox mi dañu nekkoon ci liggéey bi daanaka am ñoo xam daanaka fi lañ xaw a fanaan xëy nekkaat ci moo tax sax gaay yi añi ji am ñoo xam ñëwaguñ ndax dañoo xoon sax ay 4 heures 16 heures xam naa gaay yi dañoo xaw a sonn waaye wax dëgg yàlla ah ñu ngi sant bu baax nag di ci teewaay bi wax dëgg yàlla di wax nag kàddu gi day xaw a diis lool nag mais buñu amoon yi kàddu yi ëpp yi wax dëgg yàlla wax la ko wax dëgg yàlla mais dala nañ la jàmm sëñ yi daal moo fi nekk ci koñ bi ndox mi daal moo fi nekk kër yi jàkka ji ah dëgg yàlla amaguñ moyen yoo xam ne nag pour yóbbu ko dëgg-dëgg moom moo fi nekkagut gis nga mi ngi nii boobu ba léegi pompe yaa ngi fi tuyau yi manqué nañ ay tuyau mais gis nga mënaguñoo dawal dara dëgg yàlla doole gi moo bariwul nag waaw moom daal loolu daal moom nga fi fekk wax dëgg yàlla moom nga ñu fekk ñu jaaxle nii toog daal di xool nan la ñuy def waaw moo tax daal mais ñi ngi lay dalal jàmm waaw autorité yi wax kenn ñëwagu fi wax dëgg yàlla maire bi gis nga soriwuñ ñoo dëkk wax dëgg yàlla ñoo dëkk soriwuñ mais gisaguñ ko fi dëgg yàlla Kër Massar soriwul fii mais gisaguñ ko fi daanaka ñu nag ñoom mën nañu fii ñoo bokkandoo woon koñ bi waaye gisaguñ ko fi waaw di ko masawuñu di ko gisaguñ ko fi mi ngi topp ci télé yi di wax mais daal ñun gisuñu si dara wax dëgg yàlla li muy wax daal peut-être moom la engagé mais ñun engagé wuñu waaw autorité gisaguñ fi kenn gis ngeen ñi ngi ndox mi cité bi yëpp la wër mais ñu ngi nii toog amuñu moyen wax dëgg yàlla ñu ngi nii toog ñun amuñu habitude kilifa toog ñuy wax amuñu habitude boobu wax ji tënk na boppam moom ñëw na ba gisal mbir mi nu mu demee tey suñu waajur yi suñu doom yi suñuy jarbaat yi suñu maam yëpp ñu ngi ci diggu ndox mi wallahi azim ñëpp ñu ngi ci diggu ndox mi fii ñu ngi sàq si yow ñaan sa ñaan rek doy na wallahi azim sa ñaan kese doy na fii wallahi loolu kese da fekk tey nga déplacé ñëw ba fii di ñu nemmeeku di xool lu ñu dundee loolu kese daf ñoo doy loolu kese macha allah dañ lay si ñaanal yàlla yokk say fan ci barke Seydina Mouhamed yàlla yàgguloo say fan taxawuñu fii baatu politique taxawuñu fii baatu leneen benn baat la ñuy taxaw fi muy Castor Sotrac mënuñu fexe ba ndox mi jógee fii suñu waajur delluwaat seen kër yi baat bu kes la ñu am suñu kilifa yaa ngi nii toog ñoom sax ñoo mën a wax mais naru moo a wax kon fii mbir maa ngi noonu yàlla yombalal ñu mbir mi yàlla suturaal ñu ba lu ñu lijjanti gën a yemb ci barke yenente bi suñuy doom yóbbu nga leen colonie de vacances mu jaaree ci soxna Sële madame Mbengue yóbbu na samay doom ay yoon colonie de vacances bëgg naa ci kontaan naa ci lool jokkoo nag yow sax ba nee la vraiment kontaan naa à travers Pape Mbaye Pape Mbaye nag ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que olof nee na lëg su lekkee aloom na ko gërëme cooy du dëgg Pape Mbaye ngir yàlla Pape Mbaye tey ji à part Aminata Sow Mali Pape Mbaye moo waral sa ñëw gii tey kon nag ñoo ngi koy gërëm di ko sant di doole ñaan yàlla nga gën a wér ndax mën a taxawu xale yi parce que xale yi vraiment li nga leen di defal ñu kontaan nañ ci lool macha allah kontaan nañ ci lool ñoo ngi dékk suñuy loxo di la ñaan te di ñaan nga ñaanal ñu fii ndax ndox mi mën a dem ndox mi sonal nañu lool kër goo dem fi mu ne nii douche yaag lépp a jaxasoo dañoo jël suñuy lal jël ay mool ak tooj ko pour mën caa tëdd suñu yeewoo suñu tànk ci biir ndox mu salte boobu lay ñu yeewu te loolu lépp
lii rek moo ko waral nu mu tudd mbënd mee ko waral ñu ñaan yàlla nag nga ñaanal ñu ndax mbënd mi mën fay jóge. bu accès rek suñu xel dal na waaw ndax ana sëtu sëñ Babacar Si di doomu sëñ Moustapha Sy Jamil ñëw fii taxaw fii di ma taxawal fii chaque année sama tante bi may def sëñ Babacar rek dal na xel waaw kon boo ñëwee fii agsi fii même boo indiwul pompe suñu xol dal na ndax xam naa ne soo ñaanee rek ndox mi da dem si dañ lay ñaan rek yàlla yàggal sa taxawaay may la wér dolli sa xéewal ndax bàyyiwoo kenn ndax inondation bi ngay def chaque année xale yi ëmp leen ñii ñëpp seen rakk yi dañuy dem chaque année nga envoyé ma ànd yóbbu xale yi ñu dem inondation bi nga yóbbu leen ñu dem colonie te benn famille mosul génn participer pour joxe mais yaay génn jox leen seen sac à outils waaw yóbbu leen ñu dem colonie bu ñu ñëwee ñu recevoir leen ba pare jox leen ay cadeau ñu jox leen ay sac jox leen ay kay fourniture dara du manqué si yal na yàlla yàggal saxawaay ñu na fii gis ñu kenn kon nag kun dimbale fii dañuy sant ndax Pambay Samb ba mu wootee rek suñu xol dal na mu ne sëñ Mansour ngi ñëw ñëpp suñu xol sedd na si moom boo accès rek soo ñaanee rek gëm na ni ndox mi dina dem sa barke maam yu baax ñu ngi seen gannaaw tey ñu ngi sa gannaaw ëllëg ku ñu jàppale lañu bëgg te xam naa ne daan jàppale si te kam jàmbur te yow kan moo la tax a jóg yow da nga ne yow chaque année ni xale yi rek ñoo la tax a jóg xale yi ak mag yi foo toog da nga naan xale yi laay jàppale ak mag ñi te wóor na nun ak nun xam nañ ko baax a baax nawet daaw jéeg bu métti na lool mais da nga jël xale yóbbu leen ñu dem colonie vacances yóbbu leen Ndar sonn lool si ñoom xiifuñu te bu ñuy dem départ bi da ngay teg ay chanduise lay teg xale yëpp kenn du ñëppay am seen chanduise am seen boisson kon nag si ñu ngi sa ginnaaw loolu defal rek ñun ñu ngi toog la xaar sa gannaaw yal na yàlla yàggal sa taxawaay ñu ngi jéggul nag waa koñ bi xale góor yi nag dañu mobilisé wu ñëpp taxaw guddeeg bëccëg ñu ngi taxaw sonn bu bëgg dee su ma yeboon ne majeure partie bu ndee 100 logement 99 yëpp génn nañu ndax am na fu mu dëkk mais bala ngay jox nit ki mu lekk naam fu mu toog ndax boo ko joxee mu lekk amul fu mu toog du togg waaw koo joxul mu lekk nag di ko jox ay saaku ceeb di ko jox lépp te joxoo fu mu dëkk dinloo ko ndox mi du dem marché di togg daa xam ñoo xam dañuy xëy taruñu den lu mu fu mu dëgg pour fu leen fanaan wala leneen genn wàllu kër yëpp taxu nañu si ñu sa gannaaw maa ngi jéggul nag ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay kam ki moom sama kilifa la di sama sëriñ wax sama ci kanamam day diis lool ci man ndax man maam Abdou lañ ma tuddee te kii sëñ Moustapha Sy Jamil ca Fass ku ne xam na moo tax daal wax ci day xaw a jafe mais nag waaw maa Abdou tam def ci moom xasida lu bëree bëri jataay bi mu def nag du tey rek la ko mos a def fépp lu mos a xew ci lu mën na doon ci réew mi daf fay taxaw wax fa def fa nit ñi xàmmee nañ ko ci mbir lu mu mënti doon moo xam lu mu mënti doon wax fa lu rafet jëf fa lu rafet taxawee fa lu rafet lii mu ñëw nag dugguleet ndax moom loolu rek ci lay dox yii rek ci lay dox njaboot geeg ndongo daara yeeg mettitu nit ñi soxla nit ñi lii ndox nag yàlla bu mu doon fi ñu mujj gi daje ndax sëñ bi moom ci yéeneem ëpp na lii ci lu wér a wér yenn xale yi jàmbaar ngeen ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay. mi nga xam daf ñoo nemmeeku si mbënd mi dañ ko bëggoon a leeral ne jumaa Castor Sotorak li nga xam ne Imam Sow moo fay jiite. waaw Imam Sow. jumaa jaa ngi ne la ngay jàkkaar lool. léegi moo mënul egg foofu moo tax si ñëw dama egg foofu ni ma taxawee ci biir ndox mii noonu la jumaa ji mel ni sama tànk yi eggee ndox mii nii wallahi azim noonu la jumaa ji mel dafa mënul nag yegg foofu mais ko moom mu dem foofu ñu si ñaan nag mu ñaanal ñu si bu baax a baax. incha allah ndax suñu waajur yi delluwaat fa ba ñu mën a ñaanal ñun tamit loolu la ñu am loolu daal la ñu bëgg sëñ bi. gis nañ sa taxawaay su weesoo Bougane Gueye Dany yow lañ fi gisaat. macha allah Bougane moo fi ñëw dafa ñu fi teranga nit bu la defee teranga lu mu tuut sant ko gërëm ko. te yow macha allah gis nañ ñëw nga sa loxo ñëw na tamit macha allah jërëjëf yàlla fayal la boppam yàlla guddal say fan. yàlla yokk la xéwal bu baax a baax lépp loo bëgg si nga xam si àdduna bi yàlla defal ko ci barke Seydina Mouhamed ci barke maam waaw jërëjëf. Venu apporter son soutien à la population de Castor Sotorak, Serigne Mansour Sy Djamil rassure ses populations en ces mots. wa jalalihi taslimu salihat wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbooloo mi fi teew maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di bokk ak yéen dama pëndal sama tànk pëndal samay daal pour ñëw bokk ak yéen
li nga xam ni moom ngeen di jànkoonteel Pape Mbaye yàlla ak taxawaay moo tax tey ma ñëw fii si suba ba tey mi ngi may woo mais dama nekkoon nag xalif bi dafa woote woon parce que doon bëgg lancer tabax bi ñuy tabaxaat jàkka yi Seydi Hadji Malick jumaa ji sa Tiwaawan mu woowoon nag famille bi yëpp suba si yëpp nag maa moom ñoo nekkoon bi ma génnee nag Pape woo ma man que maa ngi ñëw parce que man am naa tuuti expérience ci mbënd mi parce que 2009 la mbënd bi gënoon metti soo demee Caaroy mbënd mi dafa duggoon ci armeel yi lekk armeel yëpp mu am sama benn xarit bu nga xam ne maa moom a jàngandoo mu xaw nag jaaxle minuit mu ñëw sama kër ni ma sëñ bi mbënd maa ngi lekk armeel yi dem bëgg nga wax ma yow en tant que nitu diine lan ngay def man tam ma ni que man dam lay laaj yow en tant que citoyen sénégalais lan ngay def waaye bi mu demee mënu ma nelaw ma xam ni cax na ma sa ëllëg sa li yàlla di def rek ma organisé woon samedi bi boobu passé woon benn conférence moo xam ne sëñ Abdou moo ko defoon premier samedi koor gi dañ daan organiser conférence sëñ Abdou moo ko daan def xale bi nag dafa ñëwoon seetaan ci conférence bi neex ka xaw ma mu ni daf ma bëgg xam mu ànd ak Mamadou Mbodj bi nekkoon Forum Civil mu indil ma ko mun doomu suuri la footballeur ñu naan ko ñaañe si mun ma kii maa moo may liggéeyandoo mais daf lay gis keroog ci conférence bi mu ni xamul la woon ndax li nga yàgg bitim réew mu ni dafa bëggoon xamante yow bi ñu saafonte ba pare ma leen man de dan ma cax benn cax bi moo xaw da dañu ñëw ni mën naa def dara ci mbënd mi te man xaw ma nooy commencé xaw ma pompe yu ngay jël xaw ma nooy def ñaañi ni ma man de maa ngi doon xalaat affaire mbënd mi am naa école de football bu sama papa Malick Sy Souris bu nekk Almadies 150 places ñoo fa nekk maa ngi doon xalaat jël ay xaleel indi leen yóbbu leen foofu ba mbënd mi passé mënuma soo ko soxlaa jox naa la ko moo ma jëkk jox xaw ma sax bi moo koy mbënd mi comme tey xaw ma fan lay commencé moom moo ma xelal loolu waaw léegi nag ma ni ko man dinaa wuti ay nit yu ñëw mu ni ma demee de mën naa foo bëgg ma ni ko yëmbal le lendemain 8 heures mu teeral otoom ak beneen xaritam ñu dugg yëmbal di fëgg kër yi mais koo ni indi sa doom ma yóbbu ko si sëñ Mansour tant que gisu sëñ Mansour du ko gëm ñu toog pendant une semaine am na lu mat 8 personnes bi ma apparaître nag ma feeñ si télévision wax leen indi leen seen doom ñu yóbbu leen man ma garantie naa jël 500 xaleel yoo xam ni pendant 3 semaines naa leen yóbbu ma yóbbu leen Mboro en 2 jours ñu dagalee 500 xale yi ñu daal di leen yóbbu nag c'était en 2009 Abdoulaye Wade moo fi nekkoon Abdoulaye Wade bi mu gisee ma bind ko bind ñëpp bind kilifa yëpp laa bind wax leen ni maa ngi bëgg dugg si li aw ma 15 waaw kon il faut ngeen dugal si seen loxo boo tax affaire politique rek Abdoulaye Wade wóoruwu ma trop yaakaar na ne affaire bi pour contre que moo tax ma yëkkati ko awa ko man sama yoon nekkul woon si loolu wallahi wax ko Alxuraan karim ki ma jëkk jox 1 million booba temps Macky mi ngi si opposition bi Macky moom ma jëkk jox 1 million ak Moustapha Niasse Tanor jox ma 500 000 après nag yàlla ubbi plan international joxe 14 millions Sonatel joxe 5 millions Sococim joxe 5 millions gars yi di dem ñu dagale ko ba àgg lu mat 65 millions ma jël xale yi yóbbu leen pendant 6 semaines Mboro laa jëkk yóbbu leen ñu nekk foofu amuñu benn affaire ak seen parents ñi ngi lekk ñi ngi naan ñi ngi fo parce que xale li mu xam mooy fo tu vois ñu yóbbu leen foofu ay on était avec des éclaireurs yi xam nañu nan la ñuy animé ñun ay quand même ay nitu daara lañu ñu ngi yoree daara suñu ko soo demoon léegi Fass 850 gos ña nga fa di jàng alxuraan ñu téye leen amul murit amul tijaan amul catholique su fekkee ni dimanche jot na catholique yi dañuy dem ci seen messe xale yi su àjjuma suñu dee jullit ñu yóbbu leen ñu julli ji juma waaw ñu nekk loolu depuis 2009 maa ngi koy def
waaye su élection ñëwee comme en 2019 dama koy arrêté parce que bugguma ñu wax ni damay utiliser xale yi pour politique dama koy arrêté li doon nag sama yéene ren moo doon ma reprendre ko waxoon naa ko sax président de la république ni ko dinaa reprendre affaire mbënd bi xale yi su ñëwee dama noon ba mbënd amatul woon sax man defoon naa ni mbënd jeex na waaw mu ni moon d'accord mais diggante bi feebar bi ñëw xam nga feebar bi su ñëwee même daje bi ñuy daje nii dañ koy tere ñi ngi war def le 14 septembre bi altine la ñuy lancé pour tabax bi ñuy tabax juma Seydi Hadji Malick sa Tivaouane mais duñ ko def si Tivaouane dañ koy def si benn studio rek woo ñi parce que lii yëpp dañ koy tere waaye bi ma gisee ni mbënd bi demee Pambay woo ma ce matin mëni naa ñëw nemmeeku léegi rek même su fekkoon ay xale laay dagale yóbbu leen pour 3 semaines lu mu gàtt gàtt waaw su fekkee ne am na ñu ma si dimbali te su ma nguur gi dimbalee man mën naa ko def parce que miin naa ko léegi te li gën doy waar amagul semaine xale yi nga xam ne ñoom laa jëkkoon jël en 2009 bi mu leen jël ñi ngi amoon 6 ans dañu ñëw ziar si man nii dañ may delloo njukkal man leen lan laa def mu ne ma ñun ñooy première génération yi léegi ñu ne yàlla defa noonu sutura ba ñu ngi defi bac ren ñi ñëwoon nag pour nga ñaanal waaw parce que ni nu aaree si mbënn bi ba yàqalun ba tey màgg nañu bi ngi tasa ñun 6 ans la ñu am waaw en 2009 tey ñu ngi defi bac waaw ñu yaakaar nag si sa ay ñaan ba pare wax la benn affaire créé nañu benn association 200 xaleel yu nga xam ni ñoom ñoo bokkoon si mbënd mi mais mag nañu parce que 6 ans ba 12 ans donc ils sont âgés mënatuñ si bokk mais ñu ni ñoom dañu bëgg ñëw di encadrer xale yi ñun ma waxtu woo ko yëkkatee doon ànd ak yow waaw man leen kon man kook dinaa essayer seet lan la nu mën def si feebar bii fi am waaw mu doon xalaat wax ak président bi xool ne da nga mën na nekk parce que mën nu ko def te joxoon si autorisation waaw ndimbal mën nañ ko am fu nekk mais ñu autoriser nu ñu dagale ay xaleel ñoom rek ñoo ko mën def si loolu nag laa doon xalaat ma leen di wax ni ñun li nu war en tant que leader religieux ici c'est pas en tant que politique moo tax ma ñëw en tant que leader religieux am cër si diine ji di féete woo ñaan nag parce que ñun ñaan la ñu gëm waaw ñëw nag ma ni woon bi ma ko Pape waxee Pape sama lépp la su yeewoo man lay jëkk woo su ma yeewoo moom lay jëkk woo bi mu ñëwee nag mu wax ma ko man ko fii du bi du caaxaan dañaa ñëw nemmeeku leen seet ñu ngeen taxawee si mbënd mi suñ leen mënee dimbali daanu seet man li ma xaw jaaxal da ngeen ni ma autorité yi defuñu dara Bougane ñëw na naan may carburant man amu moyen waaw léegi man feneen laa féete woon sama orientation si xale yi récupéré leen parce que xale yi xaalis bu bare la gis nga dafa am ñaari affaire yu mu leen di nettali dama nekk si mbënd mi nekk fa pendant 3 ans parce que xale yu may jël xaw ma seen papa xaw ma seen yaay amul benn damay jël xale yi daal 6 ans 12 ans soo matul 6 ans duñ la jël parce que day indi ay problème soo dépassé 12 ans aussi duñ la jël parce que day am problème adolescent ak yooyu donc daf lay indi ay problème yu bare bare surtout suñu dee ay jigéen mën nañu def fii dem seen yoon donc 6 ans 12 ans ma toog fa def ko lu yàgg a yàgg ba benn bés ma dem di def conférence à Louga si tàngu koor gi bi ma demee bay bëgg jël parole benn handicapé daal di yëkkati loxoom ni ma sëñ bi may ma bala ngay jël parole am na lu nga xam ni bëgg naa ko seede ma ni jox leen ko mun ma gis nga xamoo ma xaw ma la xam naa la waaye yow xaw ma waaye defal nga ma lu rëy lu nga xam ni man handicapé la su mbënd bi ñëwee du ma wàcc sama lal kon man lu ma wut ba lekk ka sax daf ma jafe waxatuma samay njaboot nga ñëw jël juróom-ñaar yi samay doom
di leen yóbbu pendant 6 semaines lu nu lekk lu nu naan ak fu nu dëkk yëpp toppatootum ko dama bëggoon rek ñi xam ne yaa ngi may defal loolu te xamoo ma yaa ngi may dooraa gis waaw ñu bare ñu mel noonu ñun loolu lañ doon def si foofu la ñu fayte woon ba tey xale yi nga xam ne ñoom la ñu jëkkoon jël tàggat na leen ba ñu ngay def baccalauréat tàggat na leen ba ni ñoom si seen bopp ñooy encadré xale yi su fekkee ne am nañu créé nañu benn association 200 gosses ubbi seen WhatsApp di communiquer si biir WhatsApp. naa leen yónnee xale yi ñëwoon ziar si ma fan yi rek xale yooyu léegi màgg nañu waaye dañ may wax naan dafa am lu nga xam ne da nga ko def si ñun parce que bi ñuy jël dañu tuumuranke lool suñu ndox suñu tànk mi ngi si ndox waaye nga ñëw yóbbu nu fu sore yóbbu nu ba Ndar yóbbu nu ba Mboro yóbbu nu ba Mbuur yóbbu nu ba Popenguine suñu dellu see Pikine ak Yëmbal suñu tànk ngi si ndox mi toujours waaye ñun xam na ni am na leneen lu dul Pikine man bi ma ñëwee Azerbaïdjan mu tombé tàngu koor ma wàcc Iran Téhéran jël oto ànd ak les autorités iraniennes ñu ngi jógee Téhéran 10 heures du matin ak Azerbaïdjan 10 heures du soir tàngu koor muy 12 heures de route dañuy yéeg si ay montagnes am na benn montagne boo xam ne virage bi 60 kilomètres la da ngay wër rek di wër waaye pour te dire que yàlla su fekkee bëgg na la dénk responsabilité yi il faut mu tàggat sa xol te man foofu la tàggat sa sama xol parce que dama ñëw gis tremblement de terre bi am ma gis benn waay mu téye boppam di yooxu man leen kii lu may wax ñun ma daf naan yàlla moo nekk ma ne ko ñun ma mi ngi yooxu naan yàlla moo nekk ne en une seconde si tremblement de terre am juróom-ñaari xaleelam doomam dem nañu jabaram dem moom rekk des waaw loolu doyul yàlla mu wàcce neige si kawam kër yi teg nañu ba amul sax foo kii mais mu wàcce neige ñëpp ngi bëgg dee ak sedd mu taxaw nag nii la togg tey boobu yàlla moo nekk waaw donc bi ma gisee loolu ma ne yàlla rek faalun li ma yurid lu ko neex lay def waaw lii nga xam ni moom la wàcce fii itam faalun li ma yurid waaw lu ko neex rek lay def ñu ñëwoon nag doon leen nemmeeku jàngaat li nga xam ni moom la ñu gis fii suñu fexee ba dem fi ñu ko mën jooytoo daan ko fa jooytoo suñu permettre ñu ñëw jëlaat xale yi diggante ñi am 6 ans ak 12 ans daan leen yóbbu daanu jëlaatee tam ñi nga xam ne ñoo fa jiitu woon te léegi xaw a mage suñu ñëwee encadré seen ay rak seen ay frères ak seen ay sœurs ñaanal leen ma yàlla rek yàlla yombal waaw maa ngi jógee si jataay bu tedd xam ni njaboot si Hajj Malick rek ñoo fa dajewoon xalif bi moo ko woote ak rakam El Hadj Malick Moussama Abdou man ma mag si sëtu sëñ Babacar yi ñun ñëpp ñoo fa dajewoon ñaanal réew mi ñaanal mbas mi yàlla yëkkati mbas mi bépp balaa bu nga xam ne bi yàlla wàcce na ko ñi ngi ñaan yàlla mu teggi ko lii ma gis fii nag am na ñoo xam ne incha allah dinaa leen contacter su ma mënee jot si maire bi dinaa wax ak maire bi pour wax que ni que na leen bàyyi xel ndax wax dëgg yàlla mënoo am responsabilité bu toll ni si réew mu toll nii si quartier bu mel nii te doo leen bàyyi xel parce que dafa am lu nga xam ne nii sama Pape Cheikh daf daan wax naan lu am budget sama Pape Cheikh ku doy waar la daf daan wax lu am budget bénévolat amu fa nee na municipalité bu nga xam ne bi am nga budget pour mën financer yu mel nii bénévolat waru fa am tibbal si budget bi nga mën faj lu mel nii ñu nag ñu ay ndongo daara rek la ñu suñu yalwaanu taalibe rek la ñu yaakaar mais yàlla jox nañu expérience internationale en tant qu'acteur de développement bu nga xam ne bii lii ñu gis fii lépp lu ñu si mën incha allah taala daanu ko def di leen jéggal nag si guddal bi waroon naa fi gën teel a ñëw waaye sëñ yi waa kër Seydi Hadj Malick ñoo xewloo woon woote lu nga xam ne lii lundi bii lañ koy lancé ñu ngi koy lancé le 14 septembre
14 septembre mooy bés bi sunu maam Abdou Aziz Sy wuy ji woon boromam waaw le 14 waaw le 14 septembre ñu si sukkandikoo nag si barke bés boobu ñaan yàlla lii ñuy sumb sa Tiwaawan mottali ko jàkkaam yàlla may nu ko ñaan yanu ñaan foofu itam maa ngi ñaan yàlla mu rotal ko fii ba bépp métti métti bi ngeen am yàlla sukkandikoo si ñaan yooyu waaw indi si jàmm yàlla mën na ko am na ko sañ na ko barele na ko itam yàlla nu ko defal wax naa leen ni wax naa leen ni bi affaire bi amee li ñu yàlla xiir mooy dagale xale yi yombul nag parce que nit jur doomam nga ñëw ni ko xamula xamaatuloo xam na ma sax parce que doom sëñ Moussa waaye dafa dul doy nga ñëw ni ko jox ma sa doom pour 6 semaines mu jox la doomam pour 6 semaines kon seen baax a tax nga yóbbu leen def li war si ñoom yëpp jàngal leen julli jàngal leen lu nekk danga leen ki jàngal su tabaski jotee ñëppay ñëw tabaski si daaw na leen rayal lu ma 30 moutons ñëppay ñëw tabaski si woo ay personnalité comme ñoom dans Soko yooyu yëpp Youssou Ndour ñëw na fa wax ak xale ak yooyu ñu nekkoon si loolu la ñu nekkoon nag ci loolu la ñu yàlla xiiroon ñu nekk si nag waaye léegi dafa mel ne jamono ngi soppeeku daanu essayer dina réunir ñi nga xam ne ñoom laa seqal collectif bi ñu seet lan la ñu mën def waaw su fekkee ni jàppani na te autorités yi daanu permettre ñu dagalee ay xaleel parce que xale yi soo leen dagalee tam pour ñu respecter mesures yi loolu mooy li jafe te école yi ubbi woon Paris yëpp une semaine la ñu ubbi yu bëri tëj na parce que xale yi mënu respecter mesures yi danaa waxtaan ak ñoom nag comme sama ay kii loonu te wax naa léegi ni Macky moomu jëkk jox 1 million loolu il faut que même su ma ko contrer di ko attaqué loolu man du ma sëkk jëf 1 million ki ma jëkk jox 1 million moom ak Niass si inondation Macky Sall la ils étaient tous dans l'opposition waaw Abdoulaye Wade ni moo lànk du ma jox dara Tanor tam jox ma ak ñeneen ñu bare ay gis nga loolu il faut ma nettali ko bi ma commencé inondation rek dama toog benn bés rek téléphone bi sonné ma daal di wuyu ni ko kookan la mu ni sëñ Bara Mbacké xalif général des Mourides man ma yaakaar ni benn nit moo may mokkee ma ni koy sëñ Bara man mënu ma sëñ Bara Mbacké xalif général des Mourides mooy wax ak yow ma ni ko góor gi na nga def ma ni ko góor gi lan la woon ba jàmm mun ma jàmm rek dama la gis ci télévision bi nga dagale ay xaleel di leen yóbbu ma xam ni en tant que ndongo daara doomu daara lii nga def waa ko si Hadj Malick waaye ñëpp nga ko defal ñun de waa Touba gis nañu suñu bopp si loolu moo tax ma ni woo la ni la maa ngi lay ñaanal di ñaan yàlla lii en tout loolu nag danaa ko jéem reprendre bu baax a baax seet nan lañ ko mën a organiser su mu daan dem di woo collectif bi parce que ñu am expérience noonu ñu seet ndax mën na nekk wala mënul nekk suñu jàppee nii mën na nekk ñu seet ndax nguur gi dañ ko autoriser wala du ko autoriser di ñaan yàlla mu yëkkati lii yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko def. Malgré une situation invivable et très difficile, le sourire réapparaît sur le visage des sinistrés après les mots de consolation de Serigne Mansour Sy Djamil et une somme d'argent. En attendant le feu vert des autorités pour la reprise des activités d'inondation initiées depuis des années par le guide religieux Serigne Mansour Sy Djamil.